yéen ngeen xëy sa ñenn si ñenn ñi laay wax xëy benn jour su ma leen bàyyeeg Assane Diouf mënul leen ko ñaari sa mënul leen ko dara fenn ngeen ko dul yóbbu seen coow bu bëri yóbbul Assane Diouf fenn seen dugg ki génn yóbbul leen fenn parce que man fa loo leen def ma xam ko balaa ngeen bouger ma xam ko Assane Diouf ñetti nit ñoo leen mën a wax dara ci Assane Diouf jamono yi bu dul Malika jabaram muy Sali Diop jigéenu Assane ñëpp xam ko muy xaritu Assane bi tudd Ousmane Tounkara xam ni joxe nañu décision wax ni que moom rekk am droit wax ak avocat bi ak man mi Françoise keneen ku toog ci mbiru Assane Diouf di wax dafay fen ay kàcc la ku leen wax ni Assane Diouf je viens de avocat bi ci boppam laa waxtaanal tey ci suba partagé leen vidéo bi maître El Hadj Diouf laa waxtaanal mu ne ma dugal live nga wax lii te man ma yem ci loolu parce que loolu mooy sama rôle société sénégalaise lu tax du dox maçon bi day jóg bëgg a def liggéeyu plombier bi mécanicien bi bëgg a def liggéeyu ingénieur bi nga xam ni mooy concevoir oto bi loolu nag moo tax Sénégal du mën a dox jamais lii ñuy wax ci politiciens yi moo nekk suñu biir te tant que dindiwuñu ko dara du avancer parce que yow joxuñu la communication Assane santuñu la nga wax ci turu Assane parce que ba tey jii Assane man la dénk ay mbiram te dénkuma keneen communication Assane à part Modou Galsen jox naa ko fa ne ko parce que li muy wax pesé na ko teg na ko ci yoon ma seetlu ko ba xam ni ma fekkee ma ñàkk fekkee li muy wax day nekk lu jaar yoon ma ne Modou Galsen d'accord naa ci li nga kii des live may partagé keneen ku dul Modou Galsen mënul wax ci Assane Diouf parce que Assane joxu ko mandat man mi géré mbiru Assane joxuma ko mandat donc ay kàcc kese waruñu bàyyi ba Assane dugg en prison ku nekk rek boo wéetee xool gisoo loo def nga ne daa dugg live wax ci Assane warut a demee noonu parce que communication stratégique la ñuy def wax naa leen ko keroog avocat am dina wax avocat am suba dina dem grand jury avec Mamadou Ibra Kane incha allah à 11h loolu la ma wax leen ko dina dem suba émission grand jury ma bëgg a yéen ñëpp ngeen déglu maître El Hadj Diouf suba gannaaw information yi ma leen di jox dina ñëw ak man en duo live Facebook pour une première maître El Hadj Diouf dina ñëw ak man live ñu wax ci dossier bi mu leeralal leen lépp loo xam ne soxla ngeen ko xam ci dossier Assane Diouf donc ñiy wax nañu tëj seeni làmmiñ parce que Assane Diouf joxu leen mandat man mii Assane Diouf délégué ay mbiram joxaguma leen mandat te képp kuy yëngatu ci mbiru Assane Diouf joxuma la mandat mooy ni da ngay yëngatu ci ngelaw bi ay ngelaw ngay brasser te man fëkk yóbbuwuma ay wax yu ndaw yóbbuwuma Assane Diouf kenn torturé wu ko Assane Diouf kenn dóoru ko Assane Diouf dañ ko dugal ci nekk mu nekk ci condition yu baax Assane Diouf mu ngi ci jàmm maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf démb la gis Assane Diouf à 19h ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéeyal palais ñooy wër di wax que Assane Diouf torturé nañ ko dóor nañ ko def nañ ko lii wala def nañ ko laa pour que képp kuy ànd ak Assane Diouf nga tiit nga daw nga ni bu ñu defee Assane Diouf lii kon man bu ñu jotee ci man loolu lañ may def c'est de la manipulation te bu fekkoon ni da ngeen di déglu kon doo leen di toog di live di dajale duulu palais yi di ko séddale ay nitu Assane Diouf mais comme ku ci ne Françoise Hélène Gaye matin midi soir Françoise Hélène Gaye matin midi soir loo wax yépp ñu jottali ma ko am leen jom te ngeen seet ci Assane Diouf Assane Diouf nekkul mën a yéen yaa leen nekk ci mën a te di ma use pour wax ni man maa nekk ci mën a nekkuma ci mën a man tànnuma ni Assane Diouf jiital ma Assane Diouf moo ma jox yan bu métti may def 24 heures sur 24 liggéey pour moom ñetti weer ba taluma lijjanti samay examen yu ma waroon a def man 3 mois ubbiwuma samay livre ndax di topp ay dossier Assane Diouf du ñàkk fayda de c'est de l'humanisme
ak ngor ngeen di wër rek di duul di dajale dama am ay réseau yoo xam ni du Assane Diouf moo tax ma am ko Assane Diouf daf ma fekk ma am samay réseau te du Assane Diouf moo tax ma am ko na leer yéen ñu ci bëri nag kuñ ciy wax tey c'est parce que da nga jege Assane Diouf c'est parce que da ngeen jege Assane Diouf moo tax ñu leen di tudd tey parce que avant Assane Diouf kenn déggul leen du question ni Assane Diouf moo yee lu doon nelaw ci yéen déedéet danga nelawul woon ci yéen ña doon yëngu ci Sénégal ñu ngi doon yëngu amul ku juddu Sénégal nga nelaw ba am 30 ans am 40 ans la ngay yow pour Sénégal di doog a yeewoo ña doon yëngu ñu ngi doon yëngu ci Sénégal man dama yëngu ci Sénégal balaa ma xam Assane Diouf kon na ngeen bàyyi di ma jaxase ak ay réseau Assane Diouf ay nitu Assane Diouf di yàq bopp xale yi parce que xalaat ngeen ni xale yi duñu comprendre manipulation yi ngeen di def Serigne Assane Mbacké dama ko woo parce que dama ko xam avant Assane Diouf Assane taxul ma xam ko di ko ñaan njekk di ko wax pour mu ñaanal ma sëñ Bass Abdou Khadre mu xam ni Assane taalibe murid la te weddiwul li muy doon kilifam pour que ñu lijjanti dossier Assane en tant que murid ñu bàyyi politiciens yi bañ leen jaxase lu rafet rek laa wax ak sëñ Bass sëñ Assane Mbacké ba mañ duggee benn groupe laa dugg defe woon ni dama leen di wax lu rafet dinañu kontaan mën leen waxtaan ak sëñ Assane Mbacké dina waxtaan ak sëñ Bass Abdou Khadre fan la mujjee ñu dem ci ay xale ne leen Hélène dem na ne sëñ kii Assane li mu def dara baaxu ci Assane moom li mu def ñaaw na Assane li mu ay duuli kese te ci ñoo xam ne nee nañu Assane la ñuy jàppale ma wax ak ñoom ñu wëlbatiku dem di fen di wut lu ñu yàqee mbooloo Assane parce que mënuñu yegg fa ñu yegg ci organisation bi tant que Françoise a ngi taxaw il faut ñu jaxase ko Françoise ba Françoise génn ñoom ñu mën a buuxante ñooñu ñooy yolleeku toujours di woo Assane saa ñu woowee Assane ma yëg nii woo nañu Assane du ma leen wax dara bàyyi leen li ngeen nekkee bàyyi leen di wut raccourci bàyyi leen courte échelle dee leen liggéey seul le travail paie dans tous les domaines Assane Diouf mu ngi ci jàmm bu ko kenn ñaanal ay torture bu ko kenn yéene ay torture bu ko kenn sosal naan dañ ko torturer maître El Hadji Diouf nee na Assane il va bien gis nga ko démb 19h donc mbokk yi loolu la ma maître El Hadji Diouf wax pour ma ñëw wax leen ko gis ngeen ni tey taluma sax teg musique ndax fenn yi nga xam ne nit ñi nekk suñu biir pale yónni leen ak manipulation yi moo bëri ba li ma maître wax ma dugg ma xam ni war naa dugg moo tax ma force mais dama ne woon damay noppalu week-end bi yëpp ndax dama sonn 24 heures sur 24 lay nekk ci téléphone ak ci ay organiser ay affaire ak ci woote Sénégal woote ñu mën a jàpp ñi nga xam ne mën nañ ci jàpp te duma toog fii di ko wax